asalaamaaleykum mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo berne ñu ñëw tey ak yéen ci benn xeetu tuto bu gaaw a gaaw macha allah mu nekk loo xamante ni nag mën nga ko defar pour képp rek ku nekk ci sa kër wala ci sa nuñ koy waxeeti wala ku la ñëw seet si yow yaay xool rek noo ko sentiré wala boo ko bëggee yóbbu jàkk ja donc tey jii nag ni ñuy def boule de coco muy maanaam beñe la xeetu beñe boo xamante ni ci four bi lañ koy dugal. Donc dañ koy def nag nga xamante ni day nekk kii beñe yoo xam ni c'est fondant quoi boo ko tegee sa làmmiñ bi rek day mel ni luy waaj a seey donc mi ngi noonu li siy dem nag lii la dinañ soxla farine farine bi maa ngi utiliser environ 500 grammes de farine mais soo ko ëppalee tuuti tamit mun kii c'est kii recette bi it's assez forgiving quoi dina la pardonner c'est pas méchant boo ko bëggee doubler ak tripler yow yaay xool quantité bi ngay def rek mais base bi 500 grammes la après ñu jël suukar bi c'est selon yéen seen goût seen préférence si safaayu suukar normalement 200 wala 250 grammes nga ci war a def de sucre man xam ngeen ma jegeew ma sax loolu dama def environ 100 ma xool ay 160 grammes de sucre laa def nii donc loolu man sama préférence la léegi mun nga yokk mbaa nga wàññi ñu am fii coco râpé bu la neex rek bu la neexee nga wut bu ñu sucré bi ak wala bu ñu sucré wul yooyu yaay xool ñu am fii kii bi confiture d'abricot mu nekk apricot jam donc moom la ñuy yore fii boo amul confiture d'abricot mun nga xool beneen confiture boo yore bu fekkee bu pêche nga yore wala leneen lu la neex même bu fekkee bu fraise sax mu nekk léegi couleur bi day changer tuuti après donc parce que moom lañ koy enrober quoi léegi ñu yore fii aussi levure chimique mu nekk nii maa ngi ci yore ñaari kuddu yu ndaw ak tuuti parce que altitude fi ma nekk dëkk altitude la donc toujours bu recette waxee par exemple jëlal ñaari kuddu man il faut ma yokk ci dara ci pour mu mun a balancer quoi mu mun a am four bi ndax altitude bi ma nekk nii donc dinaa ci def aussi ngeen gis orange bi mais kii bi laa soxla zeste bi moom laa soxla muy xollit bi yor nañ fi aussi beurre maa ngi amee environ ma xool 60 millilitres voilà moom laa yore fii 60 grammes du moins laa yore fii ma yore essence de kii vanille en poudre laa yore fii nga xam ne du ma jël essence di ñuulal yëf yi ñu yor fi tamit eau de fleur d'oranger donc sans plus tarder du ñu def rek lu dul daal di ànd ak yéen ci waañ wi bismillah. Voilà léegi damay jël nen donc 3 nen laay utiliser léegi bu ma jëlee nen bi dama ciy def sucre bi mélanger ko bu baax jël naa aussi kii beurre wala ku amul beurre bu la neexee nga utiliser diwlin mun nga ko def voilà 3 nen yaa ngi nii léegi damay jël sucre bi def ko ci directement gis nga xam nga affaire bi moom boo leen di xool amul sax ndox daal donc dafa am benn xale bu mu ko laajoon ci YouTube bi non ci je pense que dafa ma envoyé woon sax message mu am ñeneen aussi ñu ma doon laaj recette bi tout le temps ñu ne ma dafa nekk Sénégal mais ça coûte excessivement cher quoi ma ne ko nag xaaral après dina ñëw defar affaire bi nga ngeen xam ni du jar parce que man prix yi ma wax noonu damaa tiit sax man ba mu waxee loolu ma ne ak lii ni mu yombee defar moos yow moins de loolu quart bi sax doo ko fay pour defar lii farine yomb na diwlin wala beurre yomb na gis nga defuñu ci meew wala lenn léegi li may def nii damay bati rek pour seeyi suukar bi ñu def loolu ba mu seeyi après ñu de rajouter ci suñu kii bi beurre bi ñu seeyil bi voilà dama am fii sucre vanille benn laa ciy def mais après dinaa ci dolliwaat sucre gis nga ku nekk rek substitut de sucre bu nga bëgg a utiliser wala sucre normal donc moom ngay utiliser gis oh
macha allah mu ngi xeeñ neex gis nga léegi ma daal di jël suñu beurre bi nga xam ne dañ ko seeyiloon gis nga quantité beurre bi bariwul booy xool environ ma xool 4 kuddus quoi yu mag moom nga siy def ci quantité bii ma defar nii voilà léegi ma daal di ñëw jël zeste citron bi kii lem orange bi man sax dama siy ñëw def citron wax nga dëgg donc lii nii c'est optionnel ku mu neex la man dama koy jox goût all the way voilà gis nga orange bi ñu fexe gis nga gisu leen ci dara lu weex dañuy fexe rek ba loolu du ci dem ci der bi quoi parce que loolu mooy weexal kii bi ci boppam mooy weexal beñe bi bu ci demee rek beñe bi day weex voilà comme li ma wax léegi rek benn citron laa jël tuuti rek laa soxla ma zesté ko mélanger ko donc lii xam ngeen ni c'est optionnel parce que limu ma ko woon sax gis ngeen farine bi moo nekk ni bu ngeen xoolee li ma def bariwul pour nii tey jii mais ku mu neex rek nga yokk damay jël gis nga coco bi voilà coco bi bëggoon naa ci ñëw ñun dañu am tendance di am coco suñu coco râpé dafay dijj am na bu sew mais boobu dafay mokk aussi ba mu ëpp daal léegi li ma def mooy dama jël coco râpé bu dijj bi ci boppam ma dugal ko ci sama robot muy comme par exemple ñun fi ñuy nokkosee muy sama food processor ma def ko foofu daal di ko fay pulser quelques coups ba mu fejetal ma ko ba mu xaw a sew mokkul mais am na bët mais nekkul tamit yu dijj fëtëng yi xaaral après dinaa leen wan comparaison ngeen xool entre différence bi daal léegi nag côté bi tamit c'est optionnel ku mu neex nga bañ ko def man dama bëgg beignet sama coco ci sama beignet donc gis nga damay def 2 cuillères nii rek léegi li ngay def moom c'est selon sa goût personnel voilà excusez-moi ma jël suñu levure bi bismillah def ma daal di ñëw indi sel def si waaw foog mu am sel aussi gis nga ma jël tuuti def donc mélanger ko bu baax a baax lii daf may dimbali rek parce que pâte bi du nekk loo xam ne dañ koy travailler yu metti noonu parce que soo ko travailler lu ëpp rek loolu mooy indi pâte bi dootul nekk loo xamante ni day seey ci sa làmmiñ mais dafay xaw a dëgër tuuti donc il faut ngay def effort daal voilà léegi ñu ñëw di ko mélanger graduellement dinaa xool nag ndax dina am benn moment boo xam ne dinaa changer ou pas mais bismillah voilà ñuy mixer rek ma jël tuuti ci sama vanille poudre bi moom dafa fort trop tuuti laa ciy jël rek def ci parce que bëgguma mu weex ci togg bi donc vanille bu weex bi bu poudre bi c'est juste pour boo xamante ni tey jii yaa ngi defar loo xam ne bëggoo couleur bi xaw a changer tuuti te bëgg nga ci def goût vanille bu takkoo takku moom da ciy baax donc du changer couleur bi du nekk comme vanille nu mu ñuulee noonu déedéet dina la jox goût vanille te du changer couleur bi voilà ñu ñëw ci deuxième bi gis nga mi ngi commencé dëgër pour man damay changer ñëw ci spatule walla sa loxo voilà dama bëggoon ñu def taxaw seetlu tuuti rekk ci fii gis nga même quantité bi laay utiliser tout le temps su may defar mais gis nga li ma leen di wax ci farine ça dépend période bi nga nekk ban moment la donc da ngay bàyyi xel quoi gis nga tey jii même quantité bi moom laa doon utiliser te terewul tey sama farine dafa xaw a tooy par rapport ak ni ma ko bëggee donc loolu du ma ci inquiété wu du ma def dara damay dolliwaat tuuti encore ci kawam bismillah donc ce qui veut dire que beneen yoon su ma koy defar damay wàññi nen bi damay jël peut-être ñaari nen
ma def ko wala ma defaat comme ni ma def nii rek yokk farine bi gis nga comme ni ñuy mélanger toujours rek di ko def délicatement voilà gis nga baax na léegi nii la ñuy def rek daal di ñëw yeggali après nettoyer tuuti ñëw wan leen incha allah buñ koy def boule yi. voilà gis ngeen pâte bi pare na bu ngeen xoolee di gis nga nu mu mel nii pâte bi li nga xamante ni bëgg naa ko wax pour gars yi ni muy mel gis nga ni ngay xamee ni pâte bi pare na su ma ko defee dina taq mais du nekk loo xamante ni dafay ëpp daal gis nga su ma defee nii mun naa def nii te du ma indil benn jafe-jafe donc noonu ngay xamee sa pâte pare na léegi nag comme pâtu kuy defar cookies même chose la mook pâtu cookies benn lañu parce que lii en fait cookies kese la seulement li nga si enrobé ay confiture yeeg yooyu loolu rek mooy ak def ko rouler ko si coco bi loolu mooy différence bi mais cookies kese la donc léegi li ñuy def mooy dañ koy daal di jël def ko ay boule foofu nag la turam bi jógee buñ ko defee ay boule yow nag yow yaay xool naka nga bëggee mu mel parce que bu leen fàtte suy lakk dafay yokku dafay agrandir daal donc dañuy daal di ñëw def ay boule yu xaw a yem tuuti rek ñu fexe ba nga xam ne dinañ tolloo parce que après dañ leen di def si kii gis nga nii rek la dañ leen di def si confiture bi nii rek ngay def fexe defar sa kii yu jox leen une forme ronde donc daal di defar sa plaquette bi dugg ci four bi gis nga sama bos a ngi nii dama si def papier sulfurisé ki nga xam ne amul loolu dafay def maanaam beurre wala diwlin après mu diw si farine daal di fëgg ba nga xam ne excès farine bi dafay deñ léegi bu ko defee foofu la noonu rek lay jël cookies yi di ko si teg daal gis nga yëf yaa ngi nii rek la donc dañuy continuer ñu fexe rek ba yëpp xaw a tolloo bokk au moins continuer rouler nii bu ñu paree nag daal di ñëw wan leen bu ñu koy dugal ci four bi incha allah ñu ngi préchauffé comme li ma wax sànq rek. voilà gis ngeen léegi defar nañu suñu boule yi nii gis nga mu nekk nii boo xoolee dafa ndaw nii c'est parce que suy togg dafay yaatu moo tax ñu def ko mu ndaw nii léegi buñ ko dugalee dañ koy dugal ci four bi pour quelque chose comme 10 minutes daal nga commencé ko xool parce que dafa war a dooree légèrement pas mu dooree ba kii ba xonk cur non légèrement lay def en attendant moom muy nekk di def ay affaire am ñu commencé tàngal pour suñu kii bi pour suñu abricot jam bi mu nekk suñu confiture d'abricot voilà moom la ñuy ñëw tàngal comme ça pour mu diluer wu donc dañ ko enfourrer fi mu nekk nii après ñëwaat ak yéen incha allah. gis nga abricot bi mooy confiture bi moom laa jël daal di koy def ci micro-ondes bi mu kii nii daal di koy tàngal léegi li may def mooy damay daal di jël sama eau de fleur d'oranger c'est selon votre goût man sama bii nii moom fleur d'oranger gën na ko saf moom pour mu saf da ngay obligé def quantité bu bari quoi donc gis nga su ma defee nii def ko ci déjà dafay lâcher yëf yi mook nga def ci ndox ñoo yem ki nga amul eau de fleur d'oranger mun na def tuuti ndox wala mu jël aussi jus ou citron bi kii subhanallah lii nii orange bi jus bi lay jël dagg ko daal di koy nal fii quoi man xëy na sax ma def ko xaaral damay xool nii fi mu toll nii nu mu demee ba pare après ma daal di jël genn wàll bi nal ko donc boobu dama ko sax improviser nii waa du jarati ma def ko ci parce que neex na nii ba pare macha allah wu maa ngi caalit de voilà gis ngeen cookies yaa ngi nii pare na donc bu ni ngay xamee mooy rebord yi su commencé doore rek mooy nga arrêté ko même si kaw nii weex na arrêté ko parce que sinon rek dafay daal di ñëw rek daal di kii xëm sa loxo donc nii lañuy def bàyyi ko tuuti rek ba nga xam ne yow ñeme nga ko nga daal di koy jël ñu jël ko def ko ci confiture bi ak aussi ci coco bi tamit gis nga léegi li ma def mooy damay jël ñaari cookies yoo xamante ni ñoom ñoo tolloo taay nga xam ne di nga ko mën a sandwich xaaral bu ma paree bii ma wan leen après nu ma ko defee donc balaa yii di wow sama loxo léegi gis nga su ma defee nii ma daal di jël yii
jarul ñu ko si nag bàyyi lu yàgg sinon rek day daal di dammate yépp gis nga ñu daal di leen coller nii après dem def leen ci coco bi gis nga coco bi moo nekk nii voilà ku mu neex nga def ko par benn nga def kii individuel mais soo defee ñaar yi nii moom moo lay jox impression que ni dafay ndiroog beignet quoi parce que affaire yi munoo fexe ba mu am forme bu circulaire bi nga xam ni mooy bu ronde bu mag bi nga xam ni moom la beignet di am donc nii la ñuy def rek après ñëw teg ko fenn ba baa ñuy servir incha allah voilà gis nga nii rek laay def cookies yi ma jël leen bu ma defee nii ñu tolloo gis nga comme rek bi ñuy defar macaron yi même chose la donc ma ñu daal di jël rek def nii génne buñ defee nii collé leen daal di commencer waaw ma teg ko mu toog voilà jeex na gis nga nii rek la ñuy def continuer après bu ñu paree ñëw won leen incha allah ñun nuñ koy assembler. ok kon nag mbokku jullit yi mbokku taalibe yi ak képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde seen émission mi ngi woon nii tey ñu indiloon leen recette boo xamante ni dañ ñu ko demandé tellement tey nag la ko yàlla dogal mu nekk seen boule de neige ñenn ñi di ko wax wala bokk nga wax ko aussi genre beignet boo xam ne dañ ko enfouré de coco ak aussi jam donc mu nekk nii ñu defal leen si ñaari taille yoo xamante ni benn bi bu mag bi la donc mi ngi noonu moom dafa xaw a rëy tuuti beneen bi nekk bu ndaw bi nga xam ni moom la ñu gën a ràññee ngeen gis ko nii suñ ko munee zoom ngeen gis ko donc moom la ñu jël rek même concept bi la ñu def toujours rek conduire ko daal di koy dugal si kii bi si confiture bi voilà collé daal di koy def ci kii bi ci coco bi donc moo nekk nii tey nag émission bi ñu ngi koy jox képp ki nga xam ne rek yow yaay safoo bernde plus particulièrement sama caméra woman voilà muy soxna Fatou tey moom moo nekkoon si background bi mais aussi dimbali na ma tamit lu bu baax a baax daanaka lii yëpp moom moo ko def donc man sax dama kaa waroon woo pour mu ñëw def yeggali parce que yu si bëri moom moo ko defar di leen wax ni bu leen fàtte di abonné aussi chaîne bi bu ngeen abonné woo aussi appuyer leen si cloche bi mu leen di notifier à chaque fois ñu dugal lenn soit moo xam ndax émission la wala communiqué wala lu mu munti doon di leen wax aussi ñu ngi gis seeni commentaire di leen remercier infiniment di leen jox dig daje ba beneen yoon di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah